الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey jégglu nag jeudi passé guddi àjjuma amul woon waaw parce que xat-xat la ñu nekkoon sama rakk bi topp ci man moo faatu mu ngoog yàlla yërëm ko ak ña ma fa fekk. damay une précision rek pour wax ni guddi àjjuma bi léegi xam naa le matin vendredi incha allah ngeen koy jot parce que problème de fuseau horaire et de connexion surtout nag le fuseau horaire waaw fi mu ne nii ñuy tàmbale nii il fait 22 heures presque minuit en Europe waaw gis nga ko moo tax dootul yomb waaw léegi daal mu ngi noonu waaw ñu ngi toujours ci les sourates avec sigle waaw pour fàttali rek ñi nga xam ne ils ont pris le train en marche di wax ni train bi ba mu deqee yàgg na te du taxaw ci gaar kon kooku moom il faut nga daw lang voilà mooy ceux qui viennent de prendre le train en marche il faut ñu wax leen ni ñu ngi tàmbale woon ci les sourates avec sigle waaw commencé par Baqara Ali Imran yi commencé les sourates avec sigle daal 29 la ñu waaw alif lam mim alif lam ra kaha ya ayn sad nuun ak extra yaasin voilà yooyu ñu les sourates avec sigle waaw ñu ngi ci soratu Maryama waaw tamit moom it sigle la tàmbalee ba'da auzu billahi minash shaytanir rajim c'est la sourate 19 elle est révélée à la Mecque waaw moo topp ci Fatir ba'da auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka ya ayn sad muy premier verset bi waaw yàlla moo xam ne mu ci nam zikru rahmati rabbika abdahu zakariya nee na récit bi ñu leen di nettali yërmande bi nga xam ni buuram abduhu si jaamam zakariya waaw tel est le récit de Zacharia que Dieu a gratifié de sa miséricorde waaw Zacharia bokkoon na ci ñi gën a ràññeeku ci yonent yi te yonent yi nga xam ne les fils d'Israël waaw bani Israël d'après Bukhari moom il exerçait le métier de charpentier la woon moom menuisier voilà isnaada ba woowee rabbuhu boromam nidaa an woo boo xam ne xafiyan bu en secret waaw muy woo borom bi mais en secret la ko doon woo xaala mu wax ko rabbi yow borom bi inni niki man waxanal azmu minni nee na samay yax dañoo fënax waaw parce que damaa egsi mag mes os se sont affaiblis waaw amatuma kattan waaw wasta al raqsu shayban nee na j'ai blanchi waaw mooy sama bopp bi weex na tàll ak bejaaw waaw en général ku ñu gis bopp ba mu weex tàll bejaaw dañuy ne mag la moom màgget na voilà waaw walam akun bi duwaayika nee na mosuma deñ bi duwaayika ci woot ma lay woo rabbi yow borom bi saq yaa may malheureux wala may ñàkk yaakaar waaw yàgg naa laa woo uyooguma mais du tere fu ma toll ma naa la woo mooy verset 4 waaw boo gisee mu woo borom bi subhanahu wa taala en secret selon Xataada parce que Dieu pénètre dans le très fond des cœurs yàlla dafay dugg ba ci biir xolu doomu adama waaw nee na il entend les chuchotements les plus inaudibles waaw li nga xam ne da ngay toog di ko wax ci sa biir xol fekk kenn yëgu ko nee na yàlla yooyu yëpp da koy dégg waaw nee na nag surtout nag bu ñu jigee ci xol boo xam ne dafa sell koo xam ne fexe na ba sellal xolam ci gàkk-gàkk yi nga xam ne mooy gàkkal xol waaw fexe na ba teet loolu nee na boobu moom direct la waaw moo tax Zacharia dafa daan jóg guddi pour di woo borom bi subhanahu wa taala waaw alors que ñi mu nekkaloon ñëpp ñu nga ca nelaw yu metti moom mu jóg di sabal borom bi waaw mu wax borom bi tabaraka wa taala mes forces déclinent mooy amatuma kàttan sama yax yi dëgëratul voilà parce que tamit mu ngi jëm mag waaw nee na te sama bopp fees na dell ak bejaaw waaw la canisse yi moom la ñuy wax leel
waaw boppam bi leeloon na te la ca des amoon karaw lépp dafa weex waaw mais leeloon na complètement mu ne ko la canicité ak yooyu yëpp les a envahis et je n'ai jamais été malheureux en t'adressant ma plainte ma prière que tu n'es exaucé waaw wa inni ni ki min xiftu ragal naa ma waa lii mooy ma postérité mooy ñi nga xam ni ñoo ñëw après man gis nga mu ngi ñaan borom bi doom yàlla jox ko de mais mu ngi wax ay sëtam déjà ay sëtam xam nga kooku am na yaakaar waaw may buñ ko doom mais mu ngay xalaat déjà sët ya waaw kooku moom am na yaakaar waaw nee na min waraa yi sama gannaaw kaanat dafa nekk nag imraati sama soxna axiran mu jaasir mooy dafa stérile mooy du am doom te dafa stériloon bi mu nekkee ndaw loolu da koo topp bi mu nekkee ndaw ba bi ba mu màgget xam nga kooku moom du mën a ma am doom voilà nee na fa xëb lii mooy nga may ma min la du ko tukkee ci wàlli yan mooy koo xam ne que un descendant waaw yari su nii mu donn ma wa yari su min ali yaquba mu donn ñooñu ali yaquba waaw waja alhu nga def ko nag rabbi borom bi raddi yaa mooy ku ñu gërëm ak kuy gërëm waaw ku ñu gërëm ak kuy gërëm parce que bari na doomu aadama yàlla di ko defal lu ne mais du gërëm yàlla mukk voilà moo tax c'est important waaw nee na njaboot xam nga yonent yi sallallahu alayhim wa sallam ñoom du ñu woon ñaan ay alal pour seen njaboot waaw li ñu ko doon ñaan mooy nubuwa waaw parce que la fortune amul benn importance pour ñoom parce que véhiculer le message divin moo leen gënal waaw bi mu ñaxtoo ci borom bi subhaanahu borom bi si lii la ko wax ne ko yow yaa Zakaria yàlla da koy tontu nag waaw yaa Zakaria yow Zakaria inna ni ko ñun nu bashiruka dinañ la bëggal bi xulaamin ci doom ismuhu Yaxya doom boo xam ne bi Yaxya lay tudd yàlla jox na ko tudd déjà waaw nee na walam naj alte mosuñoo jox lahu ñeel ko min xablu njëkk moom samiya tur bu ni mel kenn mosul tudd Yaxya sa doom boobu ñu lay may mooy jëkk tudd Yaxya waaw ku ci tuddati Yaxya rek Yaxya boobu mooy sa turandoo moo tax xaala mu tontu borom bi ne ko rabbi yow borom bi ana yakunu lii xulaamun man naka laay amee doom wa kaana te nekk na imraati sama soxna aqidan dafa jaasir dafa stérile mooy munul am doom waxat balaxtu te exina minal kibri itiya je suis avancé en vieillesse exina foo xam ne ci magee foo xam ne mii moom li ñuy wax point de non retour waaw mënatuma dellu ginnaaw màgget naa ba pare waaw je suis au sommet de la décrépitude waaw de la décrépitude mooy maanaam màgget booy xubi daas xaala borom bi wax ko kazalika nit ki noonu xaala rabbuka sa borom huwa alayya hayyinun loolu lu ko yomb la wax dëgg yàlla gis koo xam ne kii dem na ba màgget waratul mën a am doom gis koo xam ne kii dafa jaasir mu génn fa doom parce que yàlla toujours may wax rek mooy wane sa toute puissance waxat xalaxtuka nee na te yow Zakaria waxat xalaxtuka bindoon naa la min xabli ci njëkk wala mu yàqu shay an nekkoo woon dara ma xëy bind la voilà nee na ñu dellu ci ginnaaw rek pour wax ni le nom de Jean Yaxya chrétien ñuy wax Jean waaw Yaxya c'est un nom que Dieu n'a donné à aucun dans le passé waaw li jaaxaloon nag Zakaria soxnaam stérile depuis sa jeunesse waaw moom mu màgget ba xuy daas ana nan lay amee doom moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ko je t'ai créé autrefois alors que tu n'étais pas comme tu n'étais rien comme ni mu ñëwee ci sourate 76 suratul insaan waaw verset bu njëkk bi xalateeka al insaan doomu adama xanaa gisul ni hiina mina dahru pendant une longue période lam yakun shay'an maskura nekkul woon dara loo xam ne war nañ ko mën a di ko daj di ko fàttali ko waaw moo tax nekkul nit waaw nee na ne s'est-il pas écoulé une longue période durant laquelle je n'ai pas créé l'homme waaw l'espace humain était totalement inconnu waaw l'espèce humaine waaw n'était pas était totalement inconnu parce que doomu aadama yàlla la mujj bind
bindoon na yu bari mais doomu aadama dafa doon xaar pour doomu aadama parce que pour mu bind ko il fallait que mu créer ko environnement bi nga xam ne ci lay mouvoir ci lay dund waaw. moo tax rek xaala mu wax ko rabbi yow borom bi aj'al lii ayatan dama bëgg nga jox ma ay firnde xaala ayatuka mu wax ko ayatuka say firnde yi nga xam ne moom laa lay jox ala tukallima naasi salaasa layaalin sawiyya dama lay jox firnde boo xam ne bi mooy doo wax ak doomu aadama yi pendant 3 jours waaw ma loolu yombul nekk ak ay nit doo wax ak ñoom waaw pendant 3 jours nee na fa xaraja ala xawmihi mu génn ñëw ci peuple devant son peuple minal mihrab devant l'oratoire mooy jàkk ji rek mooy jumaa ji mooy fa ñuy jaamoo yàlla waaw. fa awha an sabbihu bukratan wa ashiya yàlla wax yu ko foofu ne ko danga may sàbbaal suba di ma sàbbaal ngoon waaw xam nga ñetti fan yoo xam ni moom coono kese la wax dëgg yàlla mais nag moo bëgg doom waaw ku bëgg dara def dara waaw bien que xel du daj waaw xel du dal en fait la ñuy wax xel du dal waaw mais xel dafay daj waaw. léegi nag pour avoir le cœur apaisé pour mu am xel bu dal waaw mu ñaan borom bi mu jox ko ay signes waaw mu jox ko ay signes kon nag comme ni mu ko maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam waxee woon borom bi rek ne ko damaa bëggoon nga indil ma nan la ñuy dekkalee waaw te loolu mu ngi ñëw ci suratu Baqara verset 260 waaw muy wax rek wa is qaala Ibrahima rabbi arini kayfa tuhyil mawta waaw bi waxee Ibrahima yow borom bi dikke ma kayfa tuhyil mawta naka la ñuy dekkalee xaala borom bi wax ko awalam tu'min xanaa gëmatoo waaw da ngay gis buur bi subhanahu wa taala moom noonu lay fonctionner moom leer na ko ni gëm na mais gis nga ko mu ngi koy laaj ba xam xanaa da nga gëmatul moo tax nga muy laaj nan la ñuy dekkalee xaala mu wax ko balaa kañ walakin nag li fi nekk li yatma inna qalbi damaa bëgg sama xol daj waaw comme ni ñu waxoon sànq xol du dal day daj voilà sama xol daj am ci loo xam ne sama xol bu ci dajee rek ma apaisé wu waaw moo tax signe bu borom bi subhanahu wa taala wax Zakaria mu noppi waaw bu mu wax ak kenn ndare junj illa ramza ndare junj waaw nga jaxasoog nit ñi te loolu du tere muy jàng muy zikr waaw li muy jaxasoog nit yëpp yàlla da ko jox ne ko di nga jàng di nga zikr waaw après ñetti fan mu génn ci jàkk ji jàkkaarloog ay nitam wax leen dee leen tagg borom bi suba ak ngoon waaw célébrer les louanges de Dieu matin et soir allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu ulaika hum ulul albab albirru la yabla wa zanbu la yunsa wa dayanu la yamut if'al ma shi'ta wa kama tudinu tudan wal aqibatu lil muttaqin fi amanillah